asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu nuyu naa leen ñëpp mbokk yi nuyu nañ leen yéen ñëpp si ku nekk turam ak santam bëggoon waxtaan tey ci sortie bi Ousmane Sonko def démb ci Walf TV am na ñu bëri dafa lañ ma ay retour ne ma waaye Matar demal déglu bon ils attendaient xam naa bon ci seen xel mu sell dañoo gis ni Ousmane Sonko nous a apporté la réplique ñun ñi nga xam ni comme sama genre yi nga xam ni dañoo gëm ni Sénégal 1960 ba léegi ci ay naxee mbaay la ñu dëkk même nit yi la même système bi la même manière de faire yi la comme ni ñu ko yàgg a waxee li ñu def mooy remplacer Diop Paco salaamaaleykum Wade Mamadou li ñu def jusque là mooy remplacer PS par benn PS bu tudd PDS remplacer PDS par beneen PDS bu tudd APR te bu ñu deful attention man li ma gëm laay wax te tamit Matel la Chictor nuyu nañ la bu ñu deful attention ci loolu lañ jëm Chamberlain xam nga so je pense que lu nekk comme ni ma ko yàgg waxee nit buy wax bu nekk parce que dafa am ñu bëri ñuy défendre Ousmane Sonko wala di défendre keneen ci réseaux sociaux yi première question bi ñëpp di posé wu ñëpp benn Matar bu waxee keneen apporter réplique wala keneen wax pour contrer ko wala pour créer ko xool leen ñoom ñaar la moo leen di motiver Matar dafay jéem a nekk député wala Matar day jéem a jege ay leader politique comme ça bu ñu faloo ñu jox ko place Matar day jéem a nekk chef de quartier wala Matar depuis 1988 bi muy xeex ba léegi dafa jéem a nekk dara à part ñaqam defe naa saa yu may def live maa ngi ci waar yi di liggéey j'espère que dina xaw a inspirer yenn jeunes frères yi parce que tamit loolu moo war a nekk ñu chaque fois ñuy def luy inspirer les jeunes frères xam nga donc mooy liggéey la ñu gëmuñu ay lu yomb ay politique bi nii comme ni mu xewee biir Sénégal ok loolu mooy réalité bi donc chaque fois nañu xool ku nekk ak lu nekk lan moo ko motiver léegi nag dama gis ne aussi Jules Payko dama gis ni à part ñi nga xam ne ay opportunistes lañu yoo xam ni chaque fois dañuy jéem a défendre leader politique bi parce que bu leader bi faloo ñoom dañ ciy am dara lu mu dee dañ nekk PCA parce que loolu moo am Sénégal xam nga maa ngi ñëw nag ci kii Ousmane Sonko bi léegi ci sorti Ousmane Sonko bi nga xam ni dafa problématique à beaucoup de niveaux te dama leen di démontrer man duma wax ni di sànni te tamit képp kuy répliquer dama bëgg nga wax ak man ci xam-xam parce que man ci xam-xam laay jéem a waxee ak nit yi ok ci xam-xam laay jéem a wax depuis affaire Omar Ben Khattab bi li mu wax dara amu ci demeewul noonu te foofu sax la ñuy commencé mais Sonko ñun au début ba comme wax na ko ci kiyam bi nee na commencé nañ dañoo commencé ñoom xamuñu politique moom ñoom Birame Souleye moom ay El Malick Ndiaye bu nekkee même El Malick Ndiaye bi àndoon nag Ibrahima Fall pas Ibrahima Fall bu taxaw tem bu nekkee même El Malick Ndiaye bi la mais kooku xam na politique donc wax jooju amul kooku Ibrahima Fall dañoo sàcc ay millions am Ibrahima Fall bu taxaw tem ñi nekkoon ak moom ñoo ko sàcc kan ak kan la accusé wuñu kenn mais entourage bi mais ñoom El Malick même El Malick Ndiaye bi mais mu ngi woon ci groupe boobu te pourtant Ousmane Sonko dafa ni daf leen ngeen dégluwaat au début ñun duñu woon dara ay quelques personnes la man Birame Souleye Diomaye ak El Malick Ndiaye xaw ma ñoom Diomaye xaw ma leen wax dëgg xamulu ma leen dara parce que fii laa leen déggee mais El Malick Ndiaye boobu non mais attends moo ngi woon taxaw tem ci proche ci entourage yu Ibrahima Fall bu taxaw tem la bokk bu nekkee même El Malick Ndiaye bi la bu nekkee nag beneen El Malick Ndiaye bi la ah kon li mu wax dëgg la mais dem leen ngeen def seen recherche man te dama jàpp ne peut-être boobu moom la dama ne bu nekkee même El Malick Ndiaye bi la
même El Malick bi nekkoon taxaw tem kooku yàgg na pour def politique donc Ousmane Sonko li nga wax loolu amul foofu. Deuxièmement nga ni ñuy wax problème de système Ousmane Sonko li may wax nii mooy bu doon élection il faut ma leeral lii quoi bu doon 2024 dafa jege lu bëri damay noppi peut-être du ma wax bu nekkoon dafa jege wala bu ma koy wax naa ko waxee neneen pour xaw a kii dégâts yi mais 2024 ñëwagul nous avons le temps pour changer mbir yi pour xool lan lañu am nañu jot moo tax il faut ñu teel a adressé wax yi ñu teel a wax ñu teel a ku ci déconné ñu delloo la sa place amul Ousmane Sonko amul ci Thierno Alassane amul juge Dème amul Abdoul Mbaye ku ci wax ni ñuy dalee ci Macky Sall noonu la ñuy dalee sa kaw parce que dañ ñoo yàgg a nax opposition ñi ñu daan nekkal tout le temps ñoo ñuy nax ñoo ñuy war après tey kii il parle de way dañoo war a inclusif képp koo xam ne sa loxo taxul nangam loolu la Ousmane Sonko wax démb ne képp koo xam ni yow tu n'as rien à te reprocher nangam tu es bienvenu mais Ousmane Sonko mais da ngay liggéey ak Atepa loolu amul sa wax jooju amul. Atepa dama énumérer lan la def dem leen li ma leen di wax ni dem leen ngeen vérifier Pierre Goudiaby Atepa premier dégât mooy rapportu Cour des comptes de 2013 dem leen ngeen xooli rapport bi wala dem leen ñi nga xam ne ñoo ko géré ngeen ne leen wax leen ñu ñi nga xam ne ay expert lañ ci yooyu nee na lan moo nekk ci Cour des comptes de 2013 rapport bi lan moo ci nekk dafa épinglé Atepa ndax conflit d'intérêt loo xam ni gouvernement bi loi bi daf ko tere qu'est-ce qu'il a fait affaire projet ba place du souvenir Atepa dafa nekk architecte bi ba noppi ñëwaat fexe jaar ay kii ba pare gagné marché bi loolu mooy loi sénégalaise da nga ko jalgati muy benn affaire paradis fiscaux yi mooy Panama Papers mooy xaalis yi ñuy rawale jaarale ko ci ay paradis fiscaux yi mooy xaalis jaarale ko circuit internationaux yooyu nga xam ni kenn du ko mën a vérifier comme li ñu doon reproché Karim Wade na xaalis bi dañ ko topp ba Hong Kong ak genre yooyu moom daf ci bokk yirab say dafa bu nekk ci loolu da mais dañ ko ci épinglé tamit au lieu mu investir dëkk bi mais ci paradis fiscaux yi n'est-ce pas beneen bi mooy Ablaye Wade dafa ñëwoon ne dafay ubbi benn télé loolu moo tax ku mel ni Thierno Alassane Sall moo ngi ci livre bi moo tax mu porté woon plainte ñoom Atepa parce que Ablaye Wade dafa doon ubbi benn télé ñu war a décaisser 400 millions ñu jox ko Atepa xaalis ba seey na ba tey gisuñu fa xaalis bi jaar mais kooku Ousmane Sonko professionnel nga en politique da nga ni da nga bëgg nekk président Sénégal loolu ñun buñ ko xamee waxuma la ak yow ñun duñu ay loolu du suñu domaine yow la gën a nekk même bu nekkee suñu domaine yow la gën a nekk sa domaine donc bu ñu jéem a nax tamit ci loolu ñun li ñu la wax dafal le tant que yaa ngi ànd ak les pourris tant que yaa ngi ànd ak nit yu bon yi ne da ngay xeexal Sénégal da nga bëgg nekk président Sénégal mais di ñu trouver sur ton chemin man loolu laa gëm man te loolu laay def foo déconné dañ la koy tegal sénégalais yi après ñoom ñooy jugé parce que tamit bu coono amee wala xiif am wala mar sénégalais yi ñoo ciy sonn ñoo ciy xiif ñoo ciy mar seen doom yi ñoo jël ay gaal bala maa dee ñu ñëw teg maa ngi teg benn livre boo xam ni sama kii sénégalais yi déglu leen bu baax livre boo xam ne dañ leen di wax nu leen gars yi di sàccee nu leen di gars yi di naxee gars yi di ma waxi nawetaan mais livre pour yéen la dem leen ngeen lire ko donc léegi li ñu Ousmane Sonko war a wax mooy lan mooy système quoi mais nan lay définir système parce que démb dafa wax système mu ne comme Omar Ben Khattab mais Ousmane Sonko tu n'as rien compris bul dugal Omar Ben Khattab ci sa wax yooyu radiyallahu anhu al Faruq la tudd mooy surnom mooy kii def nii yoon yi c'est pas parce que bokkoon na benn système kaay ma jàngal la affaire boo xam ne xamoo ko dégluñu bu baax xam naa di nga déglu yaa ngi déglu suñu live yi xam naa ko bu baax ok donc déglu baax li ma la wax Omar Ben Khattab radiyallahu anhu du moom kese dafa am ku tudd Amar ibn al As am ñu tudd Suhayl bin Amr am ñu tudd Abu Sufyan am ñu tudd Khalid ibn Walid
ak ñeneen ñoo xam ni suratul baqara yàlla nee na yaa rasulillah bul sonn xatamallah ala qulubi ala absariha dama kii seen xol yi seen bët yi seen xol yi ak seen bët yi dañ leen ko castré dañoo defal voile ci seen bët yi doos ñu ñëwaat mais moment bi aaya yooyu di wàcc Ousmane Sonko aaya yooyu déglu baax li wax bi muy wàcc mais moment yooyu mais ñoom Khalid ibn Walid tuubaguñu ñoom Amar ibn al-As tuubaguñu ok yàlla ne dootuñu ñëwaat ñooñu kii nañu est-ce que donc yàlla ñooñu lay waxal parce que ñooñu après la ñu tuub après la leen yàlla may l'islam ok qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que Omar Ben Khattab ak ñoom Khalid ibn Walid groupe bi ma wax léegi ay ennemi rasulullah la sallallahu alayhi wa sallam ñu woon mais amaat beneen groupe boo xam ne même chose ay ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ñu woon mooy ñan ñoom Utba ah ñoomin Umayya bin Khalaf ñoomin Abu Jahl Abul Hakam ah ñooñu ak ñoom Omar Ben Khattab ak Khalid ibn Walid ak ñoom Abu Sufyan ñoom ñëpp a nekkoon benn groupe nekk ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ñële groupe ñoom Abu Jahal ba ñoom Abu Lahab ñoom yàlla détruire leen pourquoi mu may ñoom Khalid ibn Walid ñoom Abu Sufyan mu may leen islam parce que ñële bi ñuy xeex rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mësuñu jël ay tactiques yu salte di ko xeexee rasulillah mësuñu ñëw taxaw ne maa waxoon waxeet mësuñu ñëw sàcc alalu réew mi dañoo xeex rasulullah mais ak dignité comme ay Utba bi mu fekkee rasulullah di julli mu jël ay karkasu ki teg ko ci kawam yu salte yooyu ay di fen di jaxase dem ci ñoom ay banu Qurayda ak banu Nadir ak banu Qaynuka waa Médine dem foofu di ut ay rambaaj di ut sutul Kahfi di ut ay information jaaruñu ci yooyu ñoom dañ ko xeex la preuve Abu Sufyan radiyallahu anhu bi ko Héraclius wooy buuru byzantin yi bi mu ko woowee moment boobu moom ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la woon mu ne ko lan nga xam ci yonent lan la Abu Sufyan wax mu ne budul woon moment boobu ennemi rasulullah la de mu ne budul woon sama peuple dañ may taxé de fenkat parce que moom mu ngi xalaat posteur ñu ne ah Abu Sufyan de demoon na byzantin mu fenal rasulillah mu ne fen boobu moom jomm na ko mu ne budul woon loolu damay wax lu ñaaw ci moom mais lan lay bañ moom bu dee moom ñu ne Abu Sufyan de fenkat la woon te pourtant ennemi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu wax lu baax ci li mu xam ci moom mu wax ko ci moom mais est-ce que ñooñu tey Ousmane Sonko ñi ngay woo ba naan da ngay jël Omar Ben Khattab en exemple est-ce que noonu la ñu mel est-ce que ñoom même tactique la ñuy demee est-ce que ñoom dañuy waxeet entre ñoom yéen ñooñu Ousmane Sonko yow ak sa groupe boobu ñan ñoo ciy dem ci ay journaliste déglu bu baax li ma la wax dama la cax nag dama la cax ñan ñooy dem ci ay journaliste di jaxase ay leader politique ñan ñoo koy def Omar Ben Khattab daf ko doon def ah dama lay laaj Omar Ben Khattab daf ko doon def kan moo koy def Omar Ben Khattab ñooñu noonu ñi ñuy cité dañoo mës a jël ay tactiques yu salte pour xeex donc nañ ñu wax leneen nañ ñu wax dañu politique kese mais nañ ci génne Omar Ben Khattab parce que ça rien à voir avec moom ni muy defee ak rien à voir léegi nag nee nga dafa bokkoon benn système après mu jóge fa mu kii mu ñëwaat bi mu tuubee mu nekkaat si jàmbaar yi non Omar bi muy bokk ci système bi mësul def li Moussa Diop bi ngay jubale ak Barthélémy Dias def mësul def li Atepa def mësul def li Bougane di def ci télé mbég rajo bi li yàq Sénégal mësul def loolu ñooñu dañoo diñ ba fin ñooñu même bu ñu nekkee sa ennemi ils n'étaient pas des hypocrites moo tax Allah azza wa jal may leen l'islam ok donc ku mu neex nga xalaat lu la neex mais ku kii tamit demal nga def recherche mu nekk ay waxi mu bañ a nekk waxi kesaw Sénégal am na ay borom xam-xam ah dem leen ngeen laaj leen lan la ñu xalaat ndax comparaison boobu taxaw na ok
am na ñenn ñi dama leen di ñaan gis nga sénégalais dama leen di ñaan rek gis nga ñun bu ñuy wax waxuñu pour suñu bopp. Mamadou Dia biñ koy tëj kan moo ko xeexal kan ak kan ñoo ko xeex à part Baye Niass à part Baye Niass kan moo xeexal Mamadou Dia ak peut-être quelques ñeneen ba mu deewee dem yoonam la ñuy soog a comprendre ok Ibrahima Fall taxaw tem nii la ñu nelawee ba mu perte ko pourtant moment am na ñu leen doon wax dëgg mais doo nangu yeewu ñenn ñi affaire ndawetaan ba tey ci ngeen nekk mais lépp lu nit wax xool leen lu tax muy wax. maintenant gis nga bu du wane xeex fii sabilillah wallahi Sénégal kenn du xeexal sénégalais yi parce que li gën a naqari ci xol mooy nga gis benn victime moo ngi dee ak xiif ok moo ngi dee ak xiif par exemple da ngay gis benn nit naan la yow amoo xam-xam wala nga wax mu ne amoo xam comme ni mu demee léegi bëgguma tudd turam pour may ko succès mais xol duñu argumenté ki amul xam-xam mooy ki nga xam ne bu nit waxee moom mënu ci teg leneen xam la yow amoo xam-xam fa lay yem après yow ban andi woo dara yow lan nga andi mais nan nga mën a juger nit amul xam-xam te yow doo teg dara dafa yomb mooy lii moo tax gis nga yàlla dafa ne sutul araat il ne modifie pas l'état d'un peuple tant que peuple bi n'aura pas modifié li nekk ci moom loolu moo dal Sénégal coono bi ñu nekkee ñun ñoo njëkk a nekk problème bi tey ay tubaab di jël suñu terre suñuy doom di jël ay gaal di dee suñuy parce que ñun ñooy problème bi. beneen bi damay ñëw ma ñëwaat ci Ousmane Sonko bi ma déggee discours bi dem mu ne premier pilier dëkk mooy économie dañu waxante dëgg. mu ne premier pilier dëkk mooy Ousmane Sonko nan nga mën a bëggee nekk président Sénégal te mënoo comprendre ne premier pilier dëkk justice la yow nee nga da ngay nekk président Sénégal mais mënoo xam ni premier pilier dëkk justice la Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu demee fële bi mu demee Médine lan la njëkk a gérer rek Banu Qurayda ak Banu Nadir ak Banu Qaynuka ak Awsi ak Xasraj yi comme que yow yaa tudd Omar Bexa ñu dem côté boobu ok dafa ñëw commencé régler suux beeg yooyu loolu la njëkk a régler non constitution la régler la njëkk a bind première constitution bi ñi mais affaire loi la njëkk a créé justice nan la ñuy def ba justice am loolu mooy premier pilier bi Ousmane Sonko loolu boo ko xamul quand même c'est grave n'est-ce pas donc yooyu ay erreur la mais al toppe yi ak ñi nga xam ne bëgguñu yeewu tàccu rek lañ fi nekkee mais il faut ngeen tàmm di critiquer seen ñi nga xam ne leader yi bu ñu leen di topp ci dëgg bu ñu defee lu dul dëgg ñooy leen saa waay dañ lay jàpp mais du dëgg li nga def ok bu nekkee def nañ lu baax ñooy leen du nga leen di encourager fii lu baax nga def parce que lan moo tax ñoom bu ñu faloo ñu fuuy xool leen Idrissa Seck li mu ñemee def Sénégalais yi toog suñu kanam naan dama ne façon naa yéene mais loolu du yëpp ñu ngeen foog après lan moo ci am mujjul fenn tey ngeen defe ne bu doon dëkk bu jaar yoon Idrissa Seck li mu def mais du am ay conséquences yu metti bu nekkee dama ne dëkk bi bu jaaroon yoon tey li mu def dafa rëy te dafa garaaw ba pare kooku tey la ñuy jox suñuy ñu ne waaye gars yi na jox nañ ko budget 7 milliards mais gars yi budget 7 milliards suñu 7 milliards la les amis c'est notre argent du seen xaalis ñu teg ko fi ñu ko teg ba pare xam nga Mata Seck s'il vous plaît bëggu moon tudd sa tur sax mais respectel nit yi s'il te plaît xam nga kenn forcé wu la pour nga nekk ci live bi wala nga demandé ma nga envoyé ma demande d'ami xam nga damay wax ak yow ak ñi mel ni yow moo tax sax ma jël le temps di wax ak yow man xawma la quoi yow man mosuma la xaw ma sax noo mel yow yaa ñëw gis ma ci town bi yónnee ma demande nangam expliquer nit bu nekkee àndoo ak moom bul tooñ quoi parce que sama biir kër nga nekk lii sama ambassade la sama kër la quoi ok sama compte la boo gisee lu la neexul da ngay dem yow ak yéen ñëpp laay waxal quoi koo gis lu la neexul soit nga ñu waxtaan nga raisonner nga ne Matar lii de d'accord ma parce que lii ak lii ak lii ñu waxtaan parce que ñoo bokk mais affaire zëmbale booy gënu leen réew nit yi bàyyi leen seen affaire yi ngeen di def booy moytu leen yenn gars yi surtout ñu xaw a yor weccet moytu leen ñu yor weccet ok Sénégal dafa métti
xam leen nag fi ma leen di caxee taxaw di saaga nit yeeg ak yooyu moytu leen ñu yor weccet moytu leen li ngeen di def baaxul arrêtez ça gënu leen réew nit yi bàyyi leen di saaga nit yi zëmbale yi gënu leen ëppale wu leen ñu même bu ñu nekkee États-Unis may leen moytu leen ñi xaw a yor tuuti weccet falaa yem xam leen li ma leen di wax nag parce que réewande bi moo ngi bëgg a ëpp quoi ok dañuy waxtaan non Cheikhouna c'est que lii c'est important parce que sénégalais yi jikko bi dañ ko war a bàyyi bul ñëw kër jàmbur nit ki neexu la mais bu fa taxaw tu n'es pas forcé d'être là-bas non je suis pas énervé Renoir je suis pas énervé c'est que y a beaucoup de gens qui le font quoi il faut qu'ils arrêtent depuis booba saaga nit yi Assane Diouf indi fi saaga ñu légaliser saaga léegi télé bi sax dañu saaga ah dañu taxaw di saaga tout le temps saaga pour lan en public di saaga nit yi pour lan ah mais ñii dañoo am ay yaay ay kii yu ñu respecté quand même il faut que boy yi ñu faj leen benn instant te buñu ma di fa lañ jëma nañ commencé faj boy yi boo leen bàyyiwul seen réewande yi te lu may wax di fooxuma gën leen ñu nekk bandi yem leen ok bàyyi leen seen yii ñun yéen la ñuy xeexal ñun li ñuy xeex Ousmane Sonko xeexu ko liñ fi def Ousmane Sonko bi ngeen kii defu ko bi ñuy kii moom supporter la woon il faut arrêter ok ñun li ñu gënal mooy ñoom ku mënta ñëw du Sonko du ay nit mu nekk nit ku baax loolu kese la li ñu wax Sonko mooy bàyyil ñi nga bëgg a àndal loolu mooy suñu problème bàyyil ñoom Atepa bàyyil les pourris parce que tôt ou tard nañ dalaat sa kaw anyway dañ dalaat sa kaw parce que loolu mooy yàgg am Sénégal loolu rek mooy suñu problème so il faut arrêter ok seen dëkk bi moo ñu amal njëriñ moo ñu amal solo mooy le peuple te dañ koy def fii sabilillah faale bu doon loolu découragé nañ bu yàgg dem suñu yoon te jotoon nañ fi sax découragé benn instant gis ngeen ñëpp gis nañ ko ok so ngir yàlla nañu waxtaan man matuma kenn matul fii ci biir waxtaan la ñuy mën a ñëw ñu échanger ñu xam surtout ñun waa peuple bi ñun ñooy victimes yi il faut loolu li may wax ni dafa am solo moo tax ma siy taxaw quoi ok ñun ñooy peuple bi wala yërëmu leen boy di dee ci gaal yi yërëmu leen maire yi amuñu lu ñu lekk lu ñu naan yërëmu leen ñoom ñëpp ñi nekk ci kaw tey ñoom ñëpp laa ñi bëgg jiite xoolal lu mu deedee am nañ kër ay cité kër góor gi lu mu deedee am nañu lu ñu lekk lu ñu naan lu mu deedee ñoom ñëpp Ousmane Sonko ak Macky Sall ak Thierno Alassane Sall ak ñoom ñëpp lu mu deedee am nañu lu ñu lekk lu ñu naan mais ñun la est-ce que am nañ yéen est-ce que am ngeen lu ngeen lekk lu ngeen naan nañu bàyyi loolu nañu bàyyi yooyu ñun ñu nekk benn en tant que peuple ku déconné ñu wax la déconné nga c'est tout pour gars yi jub parce que nit tamit on s'attend pas à ce que nit yi mat kenn matul ok moo tax tant que benn mataar moo ngi fi kenn def erreur ñu tegal la non ñun duñu ay arbitre ay affaire anyway ñu ñëwaat ci subject loolu parenthèse la woon ah ok léegi li ma bëgg wax mooy Ousmane Sonko encore une fois tant que yaa ngi jéem a indi sa discours yi ngay indi problème lay nekk parce que yow depuis le début ñun dañ ne gars yi bi ñuy topp Macky Sall xamuñu kii ñun la ñu ne ah nañu uti dem na ngeen xooli sama page uti leen candidat kat parce que Macky Sall mbii ngeen fal wallahi du dem loolu c'est depuis le début lañ ko wax bi Macky Sall du soog a falu ñu ne nii gis benn Ousmane Sonko taxaw muy def di dem am lu ñu wax lu ñu dégg ci moom rupture totale comme li mu wax ci Omar Ben Khattab rupture ñu def rupture ba ànd ci ba benn instant mais saa waay commencé dugal affaire politique politicienne li ñu doon bañ mais mu commencé ko ci dugal loolu mooy dëgg léegi toog ba naan waaw tant que nit ki taxoo tant que kii démb déglu ngeen ko démb loolu la wax démb tant que nit mais Ousmane Sonko mënoo wax Sénégalais tant que nit ki taxoo ba pare mu war a Atepa takk na bu wala ay Moussa Diop mi nga xam ni da nga koy jubal ak Sénégal xam lan la def jël suñuy bus ñun Sénégalais yi suñuy bus mu dem peinture ko couleur APR ah mu jël mais yàq tas fële nu mu tudd Dakar Dem Dikk bus yi mais mu tas affaire bi luubal def lu ko neex mais moment boobu loolu am noonu ah gars yi ñu waxan dëgg ñaata famille la xañ dépense ci li mu def Moussa Diop ñaata famille la gaañ ñaata nit la gaañ Moussa Diop mais kooku est-ce que même bu taxawee naan non man bokk ma fële di expliquer mais kooku buy guerre ak Barthélémy Dias mu wóor la ni Barthélémy sa waay la ñoo nekk si dëgg mais dem leen ba jeex
parce que ñun moom li ñu weer mu wër te wóor mooy teg nañ suñu bët ne Moussa Diop moomu sàcc la Moussa Diop moomu daf ñoo def lu ko neex donc amoo pour sax dugg ci foofu te loolu waxoon nañ ci duñ ci ñëwaat donc boo ñëwaatee nga ni ku taxul mais kooku dafa tax de yaa ngi collaboré ak moom Ousmane Sonko li ma bëgg nga comprendre ko mooy yaa fi évoqué histoire Omar Ben Khattab ils étaient 313 Badar ok demal xoori suratul Baqara xoolal Taalut armée Taalut bi ils étaient 313 armée Taalut ok yàlla di wane ni victoire ci loxoom lay nekk yàlla ne ñu bu leen ragal Macky Sall nañ ko ragal moom yàlla mu ne affaire bi du affaire nombre donc du affaire def politique politicienne nañu tegu ci yoon rek parce que yàlla mooy dinañu dimbali fu ñu ko xalaate wulee fu ñu ko yaakaare wulee mais tant que ñoo ngi ñëw defoon ni ñun dañu war a neexal ñëpp même ñiy saxaw sax di manquer respect yàlla dañ leen war a neexal parce que bu ñu leen neexalee du ñu falu bu ñu leen neexalul du ñu falu ñu dem di leen neexal ñooñu ñun yàlla dina dimbali ñooñu ah est-ce que yàlla dinañu taxawu kon l'histoire l'a démontré donc affaire bi du affaire politique bi nga xam ni ñu koy defee mi nga xam dañ ko hérité ci tubaab bi même les termes système bu ñu koy définir c'est selon le dictionnaire occidental même bu ñu koy définir le mot système boobu ngay wax c'est selon une vision occidentale du terme amuñu sax terme yi en wolof boo waxante kenn tey Ousmane Sonko terme système nu ñu koy waxee ci benn mot nu ñu koy waxee ci wolof doo ma ko wax donc am na yoo xam ñun ñoo war a xoolaat redéfinir mbir yi ñu xool ñun selon ñun suñu vision du monde à part de ce qui fait notre particularité ñu inventer lu bees ñu inventer loo xam ne daf ciy génne Sénégalais yi mais pas politique politicienne bi ngay def te encore une fois tant que yaa ngi koy def Ousmane Sonko tant que yaa ngi continue di def li ngay def di dugg ci affaire naxaate yi ngay def nii jamono yii nii ah ñun dinañu trouver sur ton chemin bu nekkee nag bu yeboon nag sa supporters yi yenn gars yi ñun saaga ñu parce que ñun noo tàmm nañu ay saaga ku mu neex nga wax lu ko neex l'essentiel kii saaga ëllëg dina xam kan moo ko doon xeexal ok tant que loolu moo ngi am parce que dañuy xeex te dëgg rek tax ok nekkuñu fi pour jéem a dugg ci seen affaire yooyu parce que dëkk bi dafa metti ku nekk da ngay jéem a xool foo agrippé wu pour nga mën cee génn nekkuñu ci yooyu il faut mu leer donc Ousmane Sonko encore une fois xam nga arrêtel sa yi ngay def nga delluwaat ci li taxoon nga jóg au début on peut pas combattre le mal par le mal loolu mënul nekk yàlla ci sunna wam yi adduna bi ni mu ko tegee combattre le mal par le mal du dem gars yi dañuy infiltrer yow tey am nga benn problème tey benn problème bi nga am tey ñaata membre MFDC ñoo infiltrer sa parti comme xawaarij yi nu ñu infiltrer woon tey parti kii Ali armée imam Ali nga def ni même histoire bi du amaat boo deful attention xam naa ne bëggoo loolu am mais ni ngay defee ni nga inclusifé di jéem a naan ñëpp ko taxul mais tu vas héberger le mal boo xam ni suba ñoo xam ni ils vont se retourner contre toi tey jii dañoo gis ni ñu bëri sudiste yu bëri tey sudiste yi man nag duma def différence entre ay yooyu damay wax sudiste rek mais man li ma jàpp nit laa jàpp et tout te sudiste aussi dama leen respecté ndax benn affaire mooy ay nitu parole lañu loolu moom dama ko yàgg a wax ñoom fenoo xam ngeen lu tax fi may waxee comprendre nga ok so dama ko yàgg poursuivre loolu dama ko gëm ci ñoom buñ la gëmee gëm nañ la mais ci biir Casamance dafa am problème yu fa am na waa MFDC qui s'identifie à Pastef instant bi dugg nañ ci biir boo waxee am na si boo yoo xam ñooy taxaw di saaga nit yi ok moo tôt ou tard ba problème lay nekkaat parce que du soose yi ñooy problème biir Casamance mais bu ñuy wax MFDC pour la plupart affaire joolaa la donc après bu pënd ga wëree ba lépp taasew mais loolu dafay ñëwaat mooy affaire joolaa whatever affaire Yaya Jammeh ñëwaat fële affaire Sénégal way république ñëwaat problème yu bëri ñëwaat donc am na yoo xam ni gis nga li ma bëgg wax mooy gis nga Sénégal dëkk bu mel ni Sénégal pour nga jiite ko non mais tu vas être incompris te il faut nga nangu loolu quoi il faut nga jël ay risques teg ko ci yoxal yàlla kese
loolu mënul ñàkk Sénégal la te ñoom tamit Sénégal tamit tayuñu ko parce que loolu ils ont été victimes de l'esclavage en tant qu'Africain de la colonisation du néocolonialisme de mais mafia bu nekk ñoo ngi nekk xool leen tey exemple ma jël entre parenthèses ce qui s'est passé avec sëñ Modou Kara ak milice mi keroog maa ngi koy dénoncé fii may wax affaire Cheikh Moustapha Sy ne naa leen arrêté leen milice yi na gouvernement bi jël ay responsabilités barki démb Ndiaye laa leen ko wax ah tey jii xool leen fu mu mujjee li ñu leen doon wax moo am barki démb Ndiaye laa leen ko wax fii comprendre nga donc juste pour dire que tey jii gis nañ conséquences yi mais pour dire que peuple ñooñu topp noonu ñooñu ñu séquestré noonu mais ay victimes lañu quelque part parce que problème de programme la seen subconscient la ñuy installé programme yoo xam ni mais jaral na la parce que man wóor na ma ñu bëri si ñun mais est-ce que yéen mën ngeen comprendre ñooñu quoi man mënuma leen comprendre entre parenthèses ma leeral benn affaire nag quand je parle du MFDC waxuma waa Casamance ay rebelle waxuma dugguma ci yooyu tamit parce que am na ñoo xam ne ils en profitent pour jéem a créer waa non am na nit yu baax yu nekk foofu yoo xam ne Sénégal la ñu gëm mais foo dem dafay am ñu baax ak ñu bon il faut loolu tamit mu leer parce que xam naa nu gars yi di interpréter ay wax mais dama ni Iblis mën na jóge foofu pour dellu si waat ci wax jooju quoi ok donc 2024 ñëwagul Ousmane Sonko change de fusil d'épaule li nga bëgg a def du dem nga bëgg ñëw ñëpp ànd ak yow te bàyyil yenn affaires yi bàyyil wax yi sew yi bàyyil yooyu xam nga li may wax bu baax bàyyil yooyu xam nga li may wax you know what I'm saying day kalaate tôt ou tard yàlla moo ko wax yooyu day kalaate après gàcce lay mujje il faut arrêter ça leader da ngay nekk leader nga taxawaayu leader ok so am na ko doon wax léegi da ngay minimiser tu le minimises trop non c'est que je suis dur avec lui j'essaie pas dur mais j'essaie d'être dur avec lui parce que lii affaire avenir u plus de 15 millions de Sénégalais moo nekk en jeu gars yi du ay fo boo leen gisee benn jigéenu biir mu bëgg am doom amul hôpital bu mu kiyee far mu mujj a perte xale bi est-ce que di nga peser di nga peser quoi lan mooy enjeu yi quoi ça pourra permettre à la personne de peser est-ce que affaire Sonko la wala Moussa Ndiaye wala Matar wala As Diagne wala non affaire de benn 15 millions de Sénégalais la pas 15 millions sax peut-être 1 million bi moom ay escrocs lañu mais peut-être 14 millions whatever ñoo xam ne ay victimes lañu foofu la ñuy waxee donc mënuñu neexal kenn xam nga mënuñu neexal kenn gars yi Sénégal dafa garaaw dafa métti ñi dañoo sonn mënuñu neexal kenn instant bi bu ñuy ànd ak Ousmane Sonko bi ñuy ànd ak moom ci dëgg la ñu ànd ak moom bu fen commencé ñëw nag ñun ñooy taxawaat ne lii ay fen la waaw l'avenir merci Alexandre wax na ko c'est l'avenir de toute une nation moo nekk en jeu quand on dit l'avenir de toute une nation dama leen di wax pour ngeen comprendre xam ngeen est-ce que yéen a ngi mesurer ñaata xale la suba xiif di defaat góor jigéen ñaata su suñu doom yu jigéen ñi ñoo nar a nekk ay prostituées bu ñu taxawul ci lii est-ce que yéen a ngi gis gars yi système bi mooy les forces invisibles yu nekk ci ginnaaw gis ngeen comment ils vous imposent que ngeen nangu Pawlish ak ñoom Ouzin Keita xaw ma la nekk ay star mais sénégalais ñoo leen dem di leen seetaan vous avez vu comment c'est affaire bi du question benn ay nit non benn ay forces invisibles ñoo nekk ci ginnaaw te beneen bi mooy te moom laay terminer gis ngeen réfléchir leen bu baax ci li may wax nag gis nga Senghor après Mamadou Dia dafa comprendre ne bu deful attention bi ñoom Majmout Diop ñoom Cheikh Anta Diop bi ñu ñëwee bu deful attention parce que ñooñu ay nitu dëgg la ñu woon ay borom xam-xam lañ nitu dëgg quoi surtout Cheikh Anta bu deful attention bés bu ñuy découvrir kuy Cheikh Anta rek moom day am problème lan lay def mu créer benn opposant boo xam ni moom télé yi moom rajo yi moom xaalis moo yor xaalis bi moom mën na dem corrompre ku ko neex mu fexe ba Ablaye Wade nekk star mu fexe ba PDS nekk opposant am comme ça ñu négliger ñoom Majmout Diop ak ñoomin kii ñoom Majmout Diop ak ñoom Cheikh Anta Diop mu def di attaquer Ablaye Wade ñi kii ñoom ñaar en regard yëpp orienté wu vers ñoom ñaar
ok c'était une stratégie boo xam ne Senghor daf ko def tubaab yi ñoo ko dicté mooy l'impérial mais loolu moo nekk di am benn instant par rapport ak Macky Sall ok il le fait exprès moo tax Sonko ci boppam moo war a njëkk a comprendre loolu Macky Sall moo jënd na média yëpp loolu xam leen ko dafa jënd média yëpp la jënd ñëpp sont à son service 99% ñoo ngi à son service. Maintenant c'est quoi la meilleure manière de se choisir un opposant mooy da ngay fexe gars yi naan Sonko affaire 94 milliards yi day ñëwaat gis nga Amadou Ba moomu c'est fait exprès ñu sacrifier ko yooyu gis nga gars yi dañu bëgg xaar ba affaire bi jege ñu soog a attaqué li ma leen di wax ni déglu leen ko bu baax a baax dañu denc ay affaire gis nga Omar Sarr bi ñu baab fexe ba dugal ko ci gouvernement bi dafa am lu nekk ci ginnaaw par rapport ak Sonko quoi xam nga par rapport Karim Wade plutôt ok armes yooyu yëpp dañ koy indi mais dañu xaar le moment opportun pour def ko parce que bu ñu ko defee léegi affaire bi day tassé wu après day teel a sàppi ok am na yu bëri yu gars yi di ay yu ñu xam ak yu ñu xamul mais gars yi lii seen bakkan lañ ci teg ñoom ba pare dafa am mais service secret français tubaab bi mais dañoo dugal waa Total boobu tax waa Total mais dañoo dugal ay millions Sénégal ngeen defa tubaab bi nañ nangu perte noonu seeni millions y a toute une machine tout un grand monstre derrière tout ce qui se passe mais ñoom ay politiciens professionnels lañu ñoom loolu la ñu xam ci la ñu juddu ci la ñu màgg loolu la ñu xam ok bàyyi lay xel ci loolu ñoom ñoo choisir benn instant di may Sonko promo bu ma waxee Thierno Alassane Sall ñi ñu naan non da nga faral parce que warul am benn leader man parti yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laa bokk ma ci ay benn parti mais ci dëgg bi laay bokk mooy lan temps yëpp gars yi ñoo ngi naan da nga faral Thierno Alassane da nga ko faral nangam man la may leen non du question faral il faut ñu xam ñu am ay leaders yu bëri yoo xam ne kenn bu daanoo keneen mën a jël dafa mel ni ay benn commando buy dem assaut benn kii ñu dem am ku yor drapeau bi ñu kii kooku comme ni mu demee woon rek par rapport ak bi ñu amee fële bi ñuy rey Jaafar Rasulullah salaat ni muy toogee naan léegi rey nañu Jaafar rey nañu Zeyid Jaafar jël na drapeau bi rey nañ Jaafar kii jël na après ñu rey kële keneen jël ñu dem ba Jaafar tey ko ak bëñam ñu rey ko après plus tard Khalid ibn Walid nu muy ñëwee loolu il faut muy demee noonu bu kii demee kii mën a ñëw parce que ñi ñuy xeexal ñoo dangereux te dañoo yàgg ci mbir yi te ñoo ñuy déglu ñoo moom télé yi ñoo moom rajo yi et tout moo tax ma leen di wax ne yenn yi mu jóge ci ñun moo gën mu jóge ci ñoom yenn wax yi ñun mu jóge ci ñun même bu nekkee leader bi dafay déconné mais wax ji jóge ci ñun moo gën mu jóge ci ñoom donc bu ma leen di wax Thierno Alassane Sall du question ay non dama gis dëgg foofu aussi mais benn instant dañoo liggéey pour coalition am entre Sonko ak ñoom Thierno Alassane Sall mais ku mel ni tas mais du ma sa nangu liggéey ak par exemple bon li ma jàpp boo xaw ma nag moom moo xam mais pour man ak li ma jot a xam mais du ma sa nangu liggéey ak benn Sonko boo xam ne dafa ànd ak kii dafa ànd ak Atepa par exemple parce que ñoom ñaar ñoo ngi naan way Sonko am na ñu naan way gars yi dañoo iñaane Sonko nangam mais tamit dëgg bi mooy dëgg bi gars yi dañu waxante dëgg bi ñëw na ne Sonko dinaa la jàppale élection yi la passé ne dinaa la jàppale ñu dem ba ci biir Sonko collaboré ak Atepa mais moom mu ne ko mel daa nga collaboré ak Atepa Sonko wax ko li mu koy wax raison yi mu koy bëgguma ci dugg parce que ñoom ñaar la woon presque privé ok mu ne kon man bu ma la jàppalee damay kii samay principe mais comme que loolu la mais am na sax ay nitam yu mu boole ak Sonko mais kooku bañalul Sonko benn instant am na ñeneen ñu mel ni Thierno Alassane Sall biir Sénégal am na ñeneen ok am na ñeneen ñu mel ni Sonko biir Sénégal donc pourquoi ñu war a figé wu ci benn nit waratul nekk affaire benn nit waratul nekk affaire tout ñëpp les pourris là parce que beneen question aussi boo xam bëggoon naa si répondre damay wax benn instant Thierno Alassane Sall gars yi ne waaw ci système bi la bokkoon mais Mamadou Dia mës na ne man maay Baye Fallou Senghor
Mamadou Dia am na kii mais est-ce que de bokkoon ak Senghor benn instant mais day dem ba benn instant mu gis ne Senghor bii baaxul mais mu dem yoonam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee Médine n'est-ce pas dafa dem collaborer ak waa ak juif yi nekk Médine ah bi ko yàlla seetaan ko de te pourtant il était assisté par Jibril yàlla xam na fi di lekk ci xolu nit yi yàlla waxul dara dafa seetaan bi mu demee ba gisal boppam ne ñii ay que yàlla ne ko rek séparé même marché bi sax ah dañ ko séparé mu ne même sikkim yi léegi bu leen wat seen sikkim ah muy ndróog juif yooyu noonu parce que moom lan la jàppoon ne ñoom au moins am nañu livre xam nañu Moussa bi nga xam ne waa Quraysh xamuñu ko yu bëri yoo xam ne Quraysh ay kii lañu ay ignorant lañu ay jaahil lañu xamuñu ko ñii au moins xam ne loolu moo taxoon sax waa Quraysh dem laaji waa kii suutul Kahfi pour ngeen comprendre mais moom tamit loolu la jàppoon mais bi mu demee foofu yàlla woon ko ne nii duñu kii mais mu génn donc benn Thierno Alassane bu duggee système bi mais nañu xool lan la nekkee woon ci système bi loolu la nañu xool keneen ak keneen tamit am na ñeneen ñu baax du ay Thierno Alassane kese am na ñeneen ñu baax fu képp ku baax nekk mais war nañ ko xeexal jàppale ko teg ko ci kanam loolu moo mën a nekk loolu moo war a mën a nekk fépp ku baax fu mu nekk ñu xeexal ko teg ko ci kanam mais man personnellement gëmuma c'est pas parce que dama naan Thierno Alassane que dama nekk ci ay affaire de nit non affaire de dëgg bi nit ki di porter man ci loolu laa nekk te gars yi ñun xamuñu Macky Sall lan la yor ci Sonko l'essentiel mooy man xam naa ni moom moo ñu imposer Sonko benn instant moom ak ay médias wam parce que le programme là dañ ko répéter en boucle Sonko comme ni ñuy def affaire góor jigéen ñi rek gars yi dañ fi ñëw di xeex góor ji ñu ñuy piéger ñoom ils ont compris que la meilleure manière pour nous faire avaler la pilule à petite dose mooy répétition répéter leen programme bi yàlla suñu borom ci boppam iblis ci moom la ko ci yàlla la ko jàngee mooy lan tey jii dafa am saa ko fi expliquer ah tey jii bu ñuy baalu yàlla tey lan la ñuy wax est-ce que dañuy wax yàlla baal ma yàlla jégal ma non yàlla kii ma mais benn formule la ñuy répéter astaghfirullah benn formule ok bu ñuy def ay kii même formule yi la ñuy répéter bu ñuy julli fatiha bi chaque fois dañuy répéter formule même formule la ñuy répéter répétition la chaque fois dañuy wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rester chaque fois même bu pare ñu ne jàngale mais livre boo lire benn yoon mais boo ko liree après dañu naan ah boy lire naa livre bi lire naa ko ok nga pare nga ci quoi mais lu alxuraan ñu naan jàngkatu alxuraan yi maanaam dañ koy lire tout le temps da nga koy lire ok pourquoi en répétition nga koy lire pourquoi yàlla ci alxuraan bi day jël benn saar par exemple benn aaya ah dafay ñëw mu wax waxi mu waxi Moussa après mu yem fa benn surat mu wax waxi Moussa mu toog 4e surat mu waxaat waxi Moussa 17e surat mu waxaat waxi même histoire bi muy répéter même histoire yi après ñun bi ñu yàlla maye informatique pour ñu def informatique boog de gestion par exemple comme que ñi si def tuuti comme ñun xoolal dañuy comprendre ay algorithmes yi bu ñuy def algorithme ak yooyu nga gis ne mais tant que ah programme noonu la quoi mooy répétition en boucle parce que programme pour mu ren il faut mu nekk boucle quoi mu ñëw en boucle mais da ngay gis ne mais yàlla moo ñu may xam-xam bi mais pourquoi may ñu xam-xam bi mais après dañu comprendre ne ndekete noonu la ñuy programmer subconscient nit ki li koy déterminer mooy programme yi nekk subconscient noonu lañ koy programmer donc léegi ñun nañu fexe environnement bi mais même programme di daw mais taalibe iblis yi tamit parce que iblis dafa fekkee lu bëri mais iblis boobu dafa daan ñëw jamonoy rasulullah mu jël forme nit ñëw taxaw dafa daan jël forme nit ñëw taxaw ah gis ngeen bi ñuy dem Badar doomu aadama nit moo taxaw gis bi ñu naan dañu assassiné ji rasulullah bi ñuy yónnee jeunes yi mais nit moo taxaw ah ok mais nit boobu mais ku ñu ne ñun nekkaatul nit dem jàngal ñenn ñu bon ñi yan stratégie ngeen di utiliser comme ni mu ndaxee woon ñoom aadama ak yooyu ci pom bi na ngeen di utiliser pour ngeen mën a nax doomu aadama ennemi wam yi ban parce que daf ko jàng avant ñuy créer aadama il était là-bas was-wasu iblis mu jàngal leen ay stratégie bu leen bëggee nax nit ñi xoolal répété leen le programme góor jigéen ci télé bi xoolal da leen wax góor jigéen rek parce que ñoom dañoo góor jigéen dafa tabu woon quoi ñoom dañu doon wax borom ñaari tur yi sax lañu doon wax léegi yéen xoolal xam ngeen ni ngeen def répété leen góor jigéen chaque fois ci télé bi ñu ñuy répété jàpp nañu fële benn góor jigéen non ñaari góor jigéen ñoo ngi doon mari fa affaire bi mujjee na banal c'est une manière de banaliser mbir yi mais tamit ci biir loolu xam nañ ni pour may nit succès yenn yi da ngay ñëw chaque fois di wax turu waa ji comprendre nga l'essentiel mooy
lii laay terminer encore une fois bu fekkee ni fi ñu toll nii ci Sénégal fi ñu toll laa wax ne lépp lu ñu mën a teg ñoom Macky Sall dans le futur teg leen ko ci benn balance bi mooy lan ñoom Macky Sall li ñuy def devant kee ñuy accuser wala dara li muy def ban moo ci négligeable ban moo ci négligeable ok ça c'est donc deuxièmement am na nit yu baax yu fi nekk yu mel ni ñoom Thierno Alassane Sonko ñun liñ koy wax mooy bàyyil ñooñu ñi ngay wax noonu dool falu la yàlla moo lay fal nga dem ci ñu baax ñi nga xam dañ ñoo prouver ñi nga xam dañoo bàyyi seen liggéey seen poste de ministre ñu def comme ku mel ni Thierno Alassane Sall dafa bàyyi waaye gars yi bu mu ñu gën a gore nañu wax ne dëgg waa ji bu mu ñu gën a gore waay ñeneen ñëpp ñoom Sonko ñoom ñëpp sax dañ leen a dàq mais moom dàquñu ko dafa ni affaire dem leen déglu ji Abdoul Mbaye bi mu nekkee premier ministre signé affaire mu ne signé wu ma mooy affaire autoroute à péage bi parce que du ci intérêt sénégalais yi loolu mu ngi woon ci biir plus tard le problème mu kii bi ñëw problème mu pétrole bi la ñëw mu ne signé wu ma parce que du intérêt sénégalais yi parce que Total li mu offrir mais du dara devant ay Cosmos ak yooyu lii du intérêt donc ginnaaw sama lettre d'émission bàyyi naa dem naa sama yoon. lan moo ko dugal ci politique c'est depuis ñoom temps Ablaye Wade ñoom ARTP ñoom Farba Ngom ni ñu doon def boo tax ngeen war a lire livre bi ngeen comprendre léegi nag ñooñu mais dañoo war a ànd ñu liggéeyal Sénégal mais tamit pour ñu ànd tamit ku nekk da nga naan man de diw ku baax la mais dërëm ànd ak dërëm bu dem ak sërëm loolu moo mën a nekk mais mënuñu ñëw tey ngay collaborer ak ay Moussa Diop nga leen di may doole ñooñu dañoo am doole Sonko. xaw ma la sa xaalis ñaata la mais ay Moussa Diop dafa sàcc ay milliards dafa am doole te sénégalais dañooy xiif xam nga mooy ñan mooy sénégalais yi mooy ñi nga xam ni temps élection dañu deewee xiif temps élection ñu jox leen saako ceeb ñu jël parce que dañoo xiif ba pare bu ñu jëlee dem votel Macky Sall élection yi passé Macky Sall yàgg na jalgati mais élection yi passé Macky Sall moo gagné élection yi loolu la ñu wax mais même bu gagnéwul am na sénégalais yu xiif yu bëri yu ko votel fan la ñu jaar mais ci lii la ñu jaar ci alal bi nga xam ñun dañu ko sàcc donc moytul collaborer ak ñi am alal ñoo la ëpp doole benn instant tant que peuple bi kii la dama lay jox benn exemple Sonko nga def ni yow tey Karim Wade bu fi newoon cëpp doo colle Karim Wade avec 5 milliards da maa ko doon wax sama xarit may leen ki mën a gis nga instant bi côté xaalis laay wax de ki mën a changer game bi ci côté xaalis benn nit la mooy Karim Wade benn nit Karim Wade moo mën a changer game bi benn instant waxuma nag da leer nag waxuma dañu collaborer loolu sama domaine parce que moom tamit am na gars yi luñ koy reprocher léegi moom mu repentiru mu taxawee nële benn instant parce que mënatul bokk mu jël alalam jooyu yi ko naar yi di jox ak li muy représenté yooyu mu xool ñi nga xam ne ay nitu dëgg lañu mu jàppale leen mu jàppale Sénégal parce que tamit benn affaire moom daf ma leer depuis jamonoy Karim Wade bi fi Wade nekkee dama am kenn ci sama xarit yu ma jege woon dafa doon liggéey Karim Wade kan bu ma wax turam xaw ma ndax bëgg na ma wax turam kan la sant et tout moo ngi ci affaire panafricain bu mag la génne ay magazine moom yooyu la gëm quoi affaire panafricanisme ci yooyu lay yëngu ok mu ne ma saa waay Karim Wade du woon dafay sàcc alalu réew mi directement non xam li muy def mooy moom dafa doon créer ay marché bu créer marché yi après moom marché bu mu andi moom daf ci am 5% quoi moom noonu la doon raawne donc dañ koy teg ci balance bi ñii di jël teg ba pare ak moom mu créer marché jël ci pourcentage donc foofu sénégalais yi ñoo koy juger par rapport ak loolu mais waxuma nag encore une fois na nit ñi dem jëli ko sa loolu du sama domaine ñoom seen biir ñoom ñooy xool pour et contre peuple bi xool quoi peuple bi choisir benn instant aussi baa ngi xool ak benn waayu APR kenn koo xam ne ci bureau mooy Ousmane Abdoulaye Baro bureau Karim Wade bi la bokk ñuy wax bu naan ma woy kan moo fi doon théoriser xaw ma leen collaboration avec Karim Wade parce que dama defoon benn interview ak waa journal Enquête xam nga ma ni Ousmane Sonko dafa war a deal ak Karim Wade loolu tamit dama koy leeral il faut ma leeral ko ñoom dama leen wax ci suuf laa leen ko wax xam nga may leen instant bi timing bi dafa xatoon quoi élection yi dafa ñëw presque dafa jege may leen xam la mooy la stratégie da ngeen di fexe Karim Wade mënul bokk ci élection yi quoi
mais dafa am ay sénégalais yu ko gëm topp ko parce que Ablaye Wade bokkatul mais ñooñu ñooy PDS ñooñu ñooy sympathisant PDS bés boo leen récupéré wul nit yooyu Idriss Seck na leen récupéré te Idriss Seck ku bon la moo tax yéen il faut ngeen créer genre sympathie mais c'est pas Karim qui nous intéresse loolu c'était par rapport à un timing benn parenthèse benn moment précis la woon mais Karim Wade amuluñ njëriñ xam na lañ soxla nitu Karim parce que sénégalais émotion lay demee ci lépp ah kii de bëgg na sama jabar kon dama koy bëgg kii de ñëw na ba politicien bi de ñëw na ba sama kër seet si ma xam nga dafa ñëw ba fii seet si ma donc man tamit bëgg naa ko kii de yëg na ma xoolal non politicien bi dégg naa sama sëriñ di ko sant kon de ku baax la ma ñëw sénégalais yi noonu la ñuy fonctionner mais donc mais pour leen bëggee dimbali sénégalais yi parce que ay victimes lañu mais fexe leen ngeen wane genre sympathie loolu laa leen wax ci suuf loolu laa leen wax ci suuf mais après gars yi bi toog boobu yaa ngi di ko waxaat en public di wax leneen quoi vous voyez donc loolu moo taxoon ma wax loolu dañ ko gis ci journée yi mais ñoom xam nañu ak ñu bëri waxoon naa leen ko ci suuf mooy c'est pas le leader qui nous intéressait ce qui nous intéressait mooy ñu fexe ba Idi bañ a récupérer gars yi parce que Idi daf ñoo wan ni hypocrite la te yàlla Dieu nous a donné raison xam nga defoon naa fi live ñëpp di ma saaga ma leen ne Idi est un hypocrite gis ngeen après nu mu mujjee gis ngeen ni wane na vrai face am même chose nag laa leen di wax encore xam nga pour encore une fois xoolal nañ jàpp ne ñun ba tey dañu wër le meilleur pour le Sénégal nañ def loolu ci xel bu ñu fixé wu ci kenn man loolu laay conseillé bu ñu fixé wu ci benn nit kese nañu fixé wu ci ay nit ba pare ñu ne nit yi sax ba tey am na ku leen gën nañu wëri ku gën kooku ba yàlla lu ñu yàlla indil ba pare aussi ñu gëm ni victoire ci loxo yàlla la nekk du affaire de mbooloo du seen affaire de vote yi moo tax adduna bi yëpp tey jii Amérique tey première puissance mondiale tey loolu la ñuy wax tey affaire de sàcc élection la ñuy wax tey Donald Trump daa sàcc élection yi Donald Trump di accuse xoolal xooleen weeree yi fa am li ñu doon reproché les pays africains ñoom tey ci la ñu nekk tey parce que système mu élection système yooyu la système mu politicien la quoi xam nga général Mahmoud nuyu naa la ok donc gars yi maa ngi yemale fii live bi encore une fois ñun peuple bi moo ñu amal solo te loolu dama koy leeral Ousmane Sonko bu jalgatee dañ ko koy wax Thierno Alassane Sall bu jalgatee dañ ko koy wax xam nga Macky Sall moom non partant la kooku warul bokk suñu élection pour commencer ñun ñooy peuple bi ñun ñoo war a imposer loolu warul bokk suñu élection xam nga léegi nag ñun suñu force yi nañ ko concentrer si le meilleur encore une fois Ousmane Sonko na génn ci ñi muy àndal li muy jéem a def na dem ci ñoom Thierno Alassane Sall na dem ci ñoom Thierno Alassane Sall moom moo gën a xam ñoo ñooy nit ñu baax ñi parce que bu continuer li muy def nii conséquences yi dina am yeneen affaire yu génn ok na bàyyi li muy def mu dem ci ñu baax ñi loolu daal lañ koy wax nuyu naa yéen ñëpp di jégalu ba heurté kenn wala dara jaajëf Mata Seck nuyu naa la waaw da ngay bàyyi sa déconné yi nag yow tamit dégg nga ñëpp benn lañ jaajëf